juróom-ñetti waxtu ci suba jot na ba toftal ñaari simili léegi ñu jàll ci xabaar yi ànd ci ak Mamadou Fall ak Cheikh Tidiane Diaw. dañ koy tàmbalee ak SAEMS COSYDEP ñoom nag daal dañoo bañ école yi nekk foyer de transmission coronavirus loolu tax ba ñuy laajaat organisation bu gën a yemb ci école yi notamment respect gestes barrières yi ñu fullaal ko ci loolu ñu teewlu ci reportage Maymouna Ndiaye ak Pape Sangone Mbaye. ci biir l'école bi ñu ciy xamal ni am na ñoo xam ni am nañu doomu jàngoro bii di coronavirus waa SAEMS ñoom ñu ne doon nañ ko séenu ndax kat yàgg nañ cee wax. tey boo demee lu jëm ci wàllu masque lu jëm ci wàllu gel yi tamit matadi goo xam ne gi bu ñu boolee lépp alors jàppoon nañ ne dana mën a jur musiba moo tax it teeloon nañ ko wax artu nguur gi ngir mu jël ay mesures yu nga xam ne ni tey dina tax ñu ñàkk l'école yi ba mbas mi du fa mën a law. waa COSYDEP ci seen wàll ñoom nee nañu foog ñu xoolaat tëralin yi nga xam ni nasoon nañu ko ci daara yi. boo defee lu tollook at ci mbir moo xam ne da la bett ci mbetteel bi mën ngaa comprendre ñuy seet nan lañ koy lijjantee di boole suñuy doole waaye bi mu demee nag ba def at nag wax dëgg yàlla heure bi ñun amoon nañu yaakaar gis nguur gi dugg ci l'école yi. di defaraat justement suñu nekkuwaay ci biir l'école yi amul ndox ñu fay gis ay jéego yu am solo l'école yi amul gànnuwaay ñu fay gis ay jéego yu am solo yi amul table banc donc yooyu ay mbir la yoo xam ni wax dëgg yàlla Covid bi dey nañu ko te tey doon nañ ci yaakaar évidemment ñu jëf ci lu leer lu jëmm lu tax bu nga xam ni même bu nekkee Covid gaañ nañu loolu mooy nar a nekk bénéfice u école bi wante malheureusement ba léegi ñoo ngi ci gestion quotidienne xëy na mënatuñoo nekk ci benn élève par table banc waaye ñaari élève par table banc war na mën nekk bu ñu indiwaatee un système de flux donc pour yenn zones yi nga xam dañu ko soxla ou yenn classes yi ko soxla. bu fekkee tëjum l'école yi la waa SAEMS ñoom d'accord ñu. balaa ñuy tëj l'école moom mooy doon mesure bi nga xam ne mooy mesure bi nga xam ne ba nu yeggee ca cappaandal ga lañ ci war a xalaat waaye li njiitu mooy tey naka la ñu mën a def ba protocole boobu nga xam ne nii. tey jàpp nañ ne mën nañ buñ ko respecté am na lu mu mën a indi mais nañ ko respecté nit ñi nañu respecté tamit ce qu'on appelle les gestes barrières xale yi nañ leen solal ay masques. bu ñu sàmmonteeg ak tegtal yi nga xam ni ñoo bàyyeekoo kër docteur ñii nga xam ni ñooy yëngatu ci njàng mi ak njàngale mi am nañu yaakaar ni njàngale bi dinañ ko wéyal ni mu waree ci mbooleem daara. Université Cheikh Anta Diop nag day passé ci mode bimodal di ab xeetu jàngale boo xamee ni ci ñaari pàcc lañ koy def mooy ñi nga xam ne dañuy teew ak boo xamee ni ci wàllu internet lañ koy def maanaam cours en ligne loolu nag ñu ngi ko xamal te bañ doon amal seen amphi de rentrée 2020-2021 te ci système boobu tamit suñ ci sukkandikoo dinañu yokk seen i capacité d'accueil ñu teewlu ci reportage Abdoulaye Diop ak Diafara Ba. beneen xeetu jàngale la université Cheikh Anta Diop de Dakar bëgg a doxal ci at mi lii nag dina mën a aar atu jàngalekaay bi mu mën a mucc ci mbas mi. loolu nag ci la ñu ñëw tey wax ni ci côté boobu la ñu jublu dafa mës a am ci université bu fekkoon amul woon année bi doon na nax saay ndaxte bi ñuy tëj université bi mois de mars la bi ko tijjiwaat mois de septembre la mais ci diggante bi suñu activité enseignement yi mosul taxaw. ñu ngi continuer woon di utiliser jumtukaay yu yees yi pour mën a jàngal ndongo yi am na établissement yoo xamante ni bu ñuy ubbiwaat université bi le 1er septembre fekkoon nañu def 80% seen programme. njiitu université bi di leeral xeetu njàng mi nga xam ni doon nañ ko wéyal at mi la weesu. enseignement bi moo daal mooy mën nga def ay cours ci classe yu ñu xam wala nga def ko ay cours utiliser jumtukaay yu yees yi. conditions yi yemb na ndaxte def nañ investissement yu bëri te dañuy continuer def investissement pour renforcer connectivité bi mais pour renforcer jumtukaay yi pour mën a gën a yombal ndongo yi ak professeurs yi mbir mi. daara ju kawe ji jaare na ci ngir neexal ndongoom yi gën a farlu. parce que suñu étudiants yi ñu ngi def ay affaires yu bëri di gagner ay prix internationaux yu bëri te kenn xamu ko dafa jot ñu reconnaître leen. wan leen société bi ba ñu ni xam ni suñu étudiants yi am na fu faneen fu bëri fu ñu mënee. nii day tax excellence bi ñu gën kaa cultiver ci université bi day tax ñeneen ñi gën a góorgóorlu ci seen jàng te xam ni que réew mi mu ngi compter ci ñun ci ay jeunes. ëtt jàngalekaay bii yéene na dalal ci at mi le 20 000 ak juróom ci ay étudiants.
lim bile nekk lu tuuti bu ñu sukkandikoo ci ki yore kàddu université bi moom mu jàpp ni daara ju kawe ji mën na jël lu ëpp lii. dañuy wax ci wàllu renforcement prévention xalif général de Mouride ñaax askan wi taalibe Mouride yi ñu topp ndigal yi nga xamee ni ñu nekk kër docteur ñoom ñoo leen koy wax di ñaan tamit bépp taalibe buy dugg ci jàkka wala juma nga respecté loolu ñuy wax geste barrière ci loolu dañ ci teewlu mbakk yu fay ki taataan ay kàddoom di Yunus Diatta. ci turu yoonu Mouride sëriñ bi mi ngi lay digal ni. mesure yooyu nga xam ni état bi édicté na ko muy fépp foo xam ni dafay jàkk wala muy juma wala ñu fay dajaloo te dajaloo bi nga xam ne bii war a nekk dajaloo bu yem ci ni ko état bi édicté mi ngi sant mesure barrière yooyu ñu def ko mooy ku fi ñëw di julli si wala ngay dem di julli ji ca barab yooyu na nga sol sa masque boo ñëwee tamit boo mënee àndaale sa gel nga indi def ci sa poche di ko raxas say loxo boo ko amul mi ngi digle ña nga xam ne ñii ñoo manque jàkka ya wala ñoo fa nekkal sëriñ bi ñu fexe def organisation bi ñu defoon daaw bi lii amee ba nga xamee ni bii kuy dugg ci jàkka ya na nga sol masque ba pare na ngay raxas say loxo moo xam ni dañ koy raxas ak saabu wala dañ koy raxas ak gel bu ko defee bu ñu duggee tamit ci biir barab ba nga xam ni fa la ñu nekk di jullee ñu mën a fexe ba tamit distanciation boobu nga xam ne bii defoon nañ ko ñu dellu ca mën a bàyyi ay diggante ci diggante sàppe yi. xalif général des Tidianes sëñ Babacar Sy moom tamit ñi xamal ci kanam su 10 heures jotee dina amal ab déclaration si asfiya yi Youssou Ndour di ñaax sénégalais yi ñoom tamit ñu gën a yokk seeni maanaam vigilance ngir fexe rek nu ñu respecté geste barrière yooyu la gën a tamit maanaam moytu ba aar ñi nga xam ne ñoom la ñu woowee personne âgée maanaam sunu mag yi xibaar yooyu nag ni ñu ko yëkkati démb ci émission bu wëndeelu ci TFM ñu teewlu ko. émission bi dañ koy seetaan di ko déglu. ma bëgg wax leen ne que actuellement situation bi garaaw na. actuellement situation wu coronavirus bi takkarnaase na ëpp na nañ leen xoolaat suñu bopp nañ leen respecter les gestes barrières nañ leen ànd ak dal nañu protéger suñu bopp protéger suñu njaboot protéger suñuy baay protéger suñuy maam ñëpp situation bi doy na waa Sénégal saa yu lu rëy mësee am Sénégal mësul des ginnaaw déedéet vague bu njëkk bi fii lañu toog ñoom tubaab yi ñoo ne Sénégal moo jël deuxième vague bi mi ngi bëgg ëpp doole ñun ñaa ngi dem rek de wallaahi affaire baa ngi ëpp doole wallaahi waaw nañu def attention. dañuy dem ca bitim réew Modou Fall tàmbale ko fële ca Ouganda dafa ñu doon fal démb njiitum réew élection bi nag nee nañu daal bariwul di incident. waaw ci jàmm lañ ko defee kon jàppal li ni mel Cheikh Tidiane Diaw lu tolloog nag fukk ak juróom-ñetti millions électeurs ñoo doon tànn ki leen di jiite waaye itam tànn seen député gannaaw nag ragal gañ ca amoon kon ca yooyu lee wot ndax na Ouganda mel waaye gis nañu daal jàmm am na ca Kampala. leeral ñu ànd ceeg Mohamed Sam. li ca Kampala nemmeekuñ fa benn jéeya ci bésu wot gi naam sax bureau de vote yi xaw nañoo yéex a tijji waaye askan ba fa dëkkee ñoom ñëpp dem nañu woote ci ab dal te ñu si bari sax dañoo teel a dem ngir mën a mucc ci yooyu la jéeya ñi nga xamante ni ñoo di takk deri nag jotoon nañ leen fa indi ci wetu bureau yi ngir ñuy saytu kaaraange yi réew ma. waaye nag ci biir réew ma ci wàllu boppam patrouille yi bariwuñ fa kii di candidat bu opposition bi di Bobi Wine moom nag jot na woote ci ak dal ci nord bu capitale ougandaise bi ca jamono ba mu amal woot gi nag askan ba génn nañ ñoom nag ci ñu bari ngir mën koo teertu ñi nga xamal nag ñoo di bureau de vote yi nag ñoom tëj nañu ca 16h bu dee ni sax ci yenn bureau de vote yi nga xamante ni si nekk nañ ci dëkk ba yenn yi jot nañu amal seen décompte ci kanamu observateur yi nga xamante ni ñoo fa teewal parti yu bari ya
yenn ci ñi doon vote nag ñoom toog nañu seen kër waaye dellusiwaat nañ ci bërëb yi ñu doon wootee ngir mën a xool ndax yi fi mu ngi jaar yoon waaw wala déet ci wàllum wàññi gi. bulletin de vote yi nag ca gannaaw ga lañ ko jox centre national bi ñi di commission électorale bi am nañu ba fii ak samedi gi ci 16h ngir mën a jibal li nga xamante ni moo di résultat vote yi. Mohamed Samb jërëjëf kon ca Centrafrique jàppaleen ni Sénégal jamono ji nag kon ab doomam daal dina fi fës lool gannaaw nag ba mu bokkee ci am tamit moo di MINUSMA casque bleu yëpp nekkee foofee rek ay cong rebelle amoon jëm foofu ca capitalu Bangui moom doomu Sénégal boobee bokk ci ñi nga xamante ni rek kon fexe nañu ba loolee antuwut muy wuyoo ci turu lieutenant colonel Abdoul Aziz Fall di casque bleu Sénégal ba nekk ca Centrafrique dégg ngeen ko ci suñu xibaaru nasaraan yi. ca Algérie juróomi doomu aadama ñu fàtt leen di ay civil ñett nag ñoom am ci ay gaañu gaañu gannaaw ab ndell ba kalaate ndell gi nag ñu duppee ko mu di daal ndell artisanal ca wilaya nekk ca Tébessa nekk kon ca penku réew ma waaye nag ab jihadiste kon faat nañ ko ci beneen wàll jëwriñ ji ñu dénk wàllu kaaraange gi xam ne li ni mel mu ne nag yooyu les attaques yi nga xam te ne rek jamono ji gis nañ ni ñu ngi koy jëmale ca civil nekk ca Algérie ay bisa ngi nii ca France préfet bu police bu Paris kon lañu ciblé ci ab enquête nag ak yeneen yi nit ñu ne lañ leen di toppee moo di wàllu wax lu amul mu di faux témoignage ci ay kon bañ leen di déglu commission d'enquête bu assemblée nationale déglu ci li nga xam te ni moo di wàllu pouvoir judiciaire bi ku ci mel ni ca parquet Nanterre Didier Lallement di njiit bu cour d'appel bu Paris Jean-Michel Ayat di procureur général bu Paris Rémi Heitz di ancien procureur bu parquet financier national financier ak kii di Eliane Houlette ñoom di ñi nga xam te ni ñu ngi leen di topp foofu ca Paris. OMS coronavirus jamono ji faat na ci lu ëpp 2 millions yi doomu aadama ci àdduna wërngal këpp loolee tax na nag OMS tey jii dana jël ay ndogal ñu koy xaara ni ci nees la ñuy def rek ba jàkkaarloog li nga xam te ni moo di colub yëre bu bees bi nga xam te ni feebaru wopp mbas mi jël na ko te na muy wàllee gaaw loolu ñu ragal nag mu gën a saaw ci àdduna bi. commissaire bu ONU moom nag tiit na ci li nga xam te ni rek moo di waa Érythrée ya nekk ci Éthiopie nañ leen di toroxalee moom kon nee na sàkku nañu li nga xam te ni moo di ñaari kàng ngir dugal leen waaye boobu léegi waa Éthiopie dañoo bañ loolee nag tax ba ñu yëkkati seeni kaddu fii ñu yemale xibaar yi biti réew yi Cheikh Tidiane Diaw. jërëjëf Mamadou Fall Fatou Diagne li moo fi gënoon a fës ci xibaar. merci beaucoup Cheikh Tidiane Diaw ak Mamadou Fall ci xibaar yi rendez-vous ci beneen jotaayu xibaar ci info soxal info du matin lundi la incha allah à partir de 6h30 sunu gan yegsi na docteur Cheikh Oumar Ba docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi leen nuyu di leen sant. très bien yow yaay directeur exécutif.